yoon dañuy ànd ci fulla ci ngor ak fayda. incident nag mos na am suma diggante ak sumay xarit yoo xam ne ñoo jàngandoo woon lycée loolu yëpp nag maa ngi ko xam après booba dem naa ba yàlla def ma médecin ci laa xam lu taxoon ñu ba ma sama papa waxee boobu Sankale dafa bëggoon ñun ñooñu ñëpp mu jël utal ñu fu ñu inscrire pour dem université continuer ji en Europe. moi je lui ai dit que du ma dem parce que man yaakaaruma ne tooñ naa kenn. donc damay toog Sénégal entre le mois de mai et juillet octobre ma binduwaat continuer suma étude ba ma ko waxee sama papa mu ne ma vous n'avez tu n'as rien à te reprocher ma ne ko non mu ne ma kon nag toogal. nga def loolu. ma def noonu alors diggante avril doyen Marc Sankale mayoon ma autorisation pour may dem bibliothèque ak di ñëw hôpital Le Dantec pour ne pas perdre li ma jot a jàng. di nafar. di nafar dama commencé dem Le Dantec ay kii ci service urgence. si dia Fatim ngi dund ma jàng fa lu bari ma dem ba ci biir daal routine bi xaw a gétteen tuuti. boobu suma mag bu ñuy wax Farasar inspecteur des impôts et domaines mu ngi Diourbel comme inspecteur des impôts et domaines. ma dem seeti ko toog tuuti aussi commencé ennuyé wu ma ne ko mais grand boobu hôpital Lupke c'était l'un des meilleurs hôpitaux du Sénégal boobu allemand yaa ngi fiy soog di jóge bàyyi fi woon hôpital extraordinaire ma ne ko grand est-ce que hôpital bi xamoo fi kenn pour li may xëy di nelaw ba midi su ma xëyee ma dem ci hôpital bi. mooy li xale yi wax dóor waar. waaw jàngaale. jàng rek la woon parce que uti woo woon xaalis. man métier bi rek laa bëggoon a mokkal. mu ne ma si ki fi nekk docteur Serigne Momar Ba suma surveillant la woon lycée Van parce que suma mag boobu aussi lycée Van la jaar. donc mu boole ma ak Serigne Momar Ba ma ñëw tombé ci macha allah nit ku extraordinaire. li ma wax ne j'ai eu beaucoup de chance ci suma parcours. mu dalal la mu dalal ma encadré ma. booba majori bloc bi Mamadou Ndiaye la ñu doon ko wax Ndiaye succès. moo fa newoon. léegi ma dugg bloc raxasu mu ne ma ca biti. dàq la dàq ma. grand lu xew mu ne ma ni nga raxasoo baaxul. mu ngi may dégg maa ngi koy nuyu en saluant. raxasu kese. déet soo buggee dog borom foog nga set surtout cër yi war a laal malade bi même sooy sol gant ak blouse. dafa am ko war a raxas dafa am norme yu ñu koy raxas. ma jànge lu bari foofu. donc 73 ma jeexal ci gàttal. 74 ma reprendre sumay étude 1975 may dox Ndakaaru dajeeg docteur Serigne Momar Ba mu ne ma mais Alioune Sarr maa ngi lay wër fu nekk. ma ne ko pour lan mu ne ma dañ ma affecté Ndakaaru comme médecin chef. wër naa Ndakaaru recommandel am na lu ma fa yëg loo xam ne suñ ci taxawee dinañ fa def service bu rëy ñëwal ñu liggéey ma ne ko man grand chef laa ko doon chef man maa ngi soog di pare suma 5e année amatuma cours mais dese naa sumay clinique yooyu mu ne ma waxoo ñëwal ma ne ko mais mosuma liggéey mu ne ma ñëwal ma ne ko su ma ñëwee pour lan mu ne ma da ngay ñëw gis naa la Lupke ñëwal nga dem ma ne ko mënuma ñëw mu ne ma demal ci Marc Sankale doyen parce que ku ma bëggoon la. soo ko waxee dina la autoriser nga ñëw recommandé. nga dem gis ko mu jox la ndigal. nga dem gis ko mu jox ma autorisation. nga commencé. ma commencé j'avais 27 ans. jaar fa fan. yan service nga fa jot a dem. service yëpp parce que suñ jamono même sooy def spécialité. ba tant que nga doon médecin ba ngay doon jeune médecin. Abbas Ndao dafa doon école bu extraordinaire. donc novembre 75 laa fa dugg. 76 professeur Moustapha Sow un de mes grands maîtres. maa ngi koy nuyu en passant. jóge Le Dantec parce que dafa ne dafa xat Le Dantec. ñëw fekk si la fee. ñëw Abbas Ndao fekk si magam Serigne Momar Ba. booba centre antidiabétique bii ngeen gis tey monde bi yëpp respecté ko. puxus boo xam ne motul 3 mètres carrés la docteur Sakho Signaté moo fa newoon yoroon diabétique yi. même demee retraite dafa professeur Moustapha Sow ñëw. ñu teg ci ñaari at docteur Leroy ñëpp dégg nañ ko ci gynécologie fii ci Sénégal. moom itam yëg ne dafa xat Le Dantec. 1978 mu fekk suñu Abbas Ndao donc man ci keppaari Serigne Momar Ba éminent chirurgien
koo xam ne yàlla dimbale woon de la tête aux pieds laa la wax nag spécialité boo laal mënoon na ko te lii may wax ñi ma bokkaloon Abbas Ndao ak may dégg le roi dañ doon wax ne Sénégal ki gën a xam jigéen c'était docteur Joseph Leroy professeur Moustapha Sow moo doonoon docteur yi Serigne Abdou professeur éminent de médecine formé enseignant yu bëri ci keppaar yi mun naa wax ñett ñii laa màggi nga xëy rek jaar ci loolu ba mu yàgg ñu ne la yaay directeur. loolu aussi 75 laa ñëw 81 docteur Serigne Momar Ba chef woo ma bureau ma ñëw mu ne ma damay dem retraite par anticipation et vous allez être nommé médecin chef ne ko mais grand loolu mun na amee Serigne Momar Ba yaa ngi dem professeur Moustapha Sow daf ma jàngal docteur Leroy daf ma jàngal nu ma mën a doone seen chef te ñoom ñu nekk ak man ci hôpital bi mu ne ma ku dëgër bopp nga yow yaay doon médecin chef ma ne ko du ma doon médecin chef mu xëcc ma gis ne xaw na mer ma ne ko est-ce que mun nga ma may ma dem seeti professeur Moustapha Sow maa ngi uti wallu mu ne ma waaw ci bureau ma décroché téléphone bi monsieur est-ce que vous avez un moment mu ne ma waaw nga dem si moom ma jubal si ñëw toog ñu toog comme niñ janoo nii mu ne ma waaw Alioune qu'est-ce qu'il y a ma ne ko ah docteur Serigne Momar Ba daal chef laa doon waxal mais lim ma wax daf ma jaaxal mu ne ma lan la wax mu ne ma nee na day dem retraite te man may doon médecin chef mu ne ma waaw ma ne ko nu muy mun a amee te ngeen nefe mu ne ma ñun ñett say mag jàngal la ñoo jël décision boobu parce que dañ gis ni ngay doxale bés boo wàccee yoon wi nag dinañ la delloosi mais ñu ngi lay ñaan nag nga bañ a ñooru parce que say mag la jàngal la soo gisee ñu wàcc yoon wi ñun itam teg ñu ci yoon mais dégg naa nag sa directeur gi moom yombutoon ndax maanaam bu ñu la nommé directeur dégg naa dañoo dem ba hôpital bépp def bloc jàkkaarloog yow ndax sa doxalin ak sa rigueur ba mujj gi sax dem ba bi sa waajuru góor génnee àdduna maanaam seen ñëw jaale si la nekk surprise ci yow loolu nuñ ko mën a expliquer. waaw avant ma doon directeur la 81 ñu nommé ma médecin chef yàlla def ma def ci poste bi 16 ans 1987 lañ ma nommé directeur son papa wàññeeku mois de mars le 17 mars 1983 ga génne àddina hôpital Abbas Ndao foofu aussi rek nga may ma benn parenthèse ma rendre hommage un grand monsieur de la médecine ndem si yàlla Sibi Faye Sibi Faye c'était l'un des premiers grands kinésithérapeutes de ce pays sam papa feebar ba mu jëlee retraite am dem ba mënatul dox ma jël ko indi ko fii hôpital principal ñu hospitalisé ko ñetti fan docteur yi woo ma ne ma jëlal sa papa nga yóbbu parce que dootul dox li des ci dundam muy nouvelle bu terrible pour man noo dundee moment yooyu terrible lu doy waar parce que waajur boo xam ne sa lépp lu doom doon war a am ci waajuram defal nañu ko lii école primaire suñ jàngoon bi am tableau d'honneur raw daf lay laaj loo bëgg fekk na ma école jox ma welo fekk na ma école jox ma carabine fekk na ma école teraanga bu nekk mu defal ma ko ci sama kanam yi su demee defal la loolu yëpp li mu bëggoon ci yow yàlla def ko yow ngay médecin yàlla natt ko mënatul dox te mënuñ ci dara lu doy waar la. pourquoi timbre vocal bi changé parce que lu. kenn mënu ko expliquer dañ ko nangoo noonu rek bañ ma waxee nouvelle bi may génn hôpital principal rek dajeeg suma mag boobu ñuy wax Sibi Faye qui a été le kinésithérapeute même du président Abdou Diouf qui a été le kinésithérapeute des équipes nationales ñu dajee Alioune grand na nga def ça va mais loo doon def fi ma ne ko ah man de sam papa moo fi nekkoon mais je viens de recevoir une nouvelle boo xam ne daf ma assommé parce que dafa feebar tëdd ñu ne dootul dox mu ne ma ah bon mu ne waaw mu ne ma tey de dama xaw a xat mais su ëllëgee dinaa jaar seet ko après dinaa la rendre compte le matin effectivement mu woo ma ne ma gis naa sa papa seet naa ko effectivement dafa ankylosé wu c'est-à-dire articulation dañ bloqué
mais wóor na ma ne mun na doxaat ma ne ko grand loolu mun na am mu ne ma mun na doxaat dina yàgg nag mais man mënuma intervenir principal mais soo ko fa génnee yóbbu ko ci beneen hôpital dinaa ko fa fekk faj ko ba mu dox au départ bëgg ma woon a yóbbu sama papa li taxoon ma yóbbu woon ko principal comme service bi ma nekk mais rapport avec mon personnel était très tendu dafa xawoon a dëgër te dinaa wax lu tax boo tax bëgguma woon sama papa nekk ci service boo xam ne peut-être mun nañ ci jaar di ma def loo xam ne du loolu naqari voilà te du ma ci mun dara mais nag comme il ne restait que cette solution ma jël ko indi ko Abass Ndao si bi fay ak sama papa si bi fay ak sama papa ba sama papa jël kaanam dox ñibbi Fatick ça a duré 1 an nag mais mu dox ñibbi moo tax si bi génn na àddina en 2014 mais moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yégal ko ci barzaq Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. lu waral surprise boobu bi ñu ñëwee jaale si la. alors je suis arrivé à l'hôpital Abass Ndao ni ma novembre 75 ma ñëw fekk service municipal boobu kuy politicien da nga foog ne da nga am droit de vie et de mort ci citoyens yëpp ñuy à peu près 300 agents mun naa xam ne fukk yoo jël juróom-ñeent yi ay jigéen lañ. fukk yoo jël juróom-ñeent yi jànguñ heure bu leen neex xëy si heure bu leen neex wàcc kon rigueur nga indi ma ñëw ne leen ñëw leen waxtu wàcc leen waxtu ñu te yem leen ci seen place yi liggéeyukaay bés bu am ñuy waxtaan donc ñuy jow gisuñ ma ñu ne bu leen ci sonn ñi fi jot a jaar yëpp nii lañ commencé woon mais kenn du ci rey weer yàlla dimbale ma bi may duggee Abass Ndao ba def fa 2 fukki at ak benn ba ni may génn principe bi changé wul. rigueur ba continuer. donc xëy si waxtu wàcc waxtu mu métti ci ñoom tension bu doy waar. mais principe nag. kon sa dëgër gi yàgg na ci yow de docteur. foog naa dama ko judduwaale dama ko doon sax laa bëgg a wax mais nag duñ tooñ kenn mais kenn duñu tooñ aussi. alors 1983 sama papa gaañu tey la ajjuma bi alxemes ci guddi ci timis ñu xëy denc yóbbu ko Fatick xëy denc ko à ma grande surprise avant ñu denc ko ma gis hôpital bi yëpp je peux dire hôpital ba ñaar wala ñetti nit desuñ fa ñëpp biir Fatick je dis waaw ñii maag ñoom mun naa wax ne amuñ rapport yu baax parce que fi ma leen di xëcc wuy si wuñ ma fi te fi may xëcc du ma leen fa fekk mais lu waral seen présence fi parce que nit su deelee ki nga siqal jàmm mooy ñëw ci yow mu def ma équation mais comme boobu ñu ngi préparé góor gi ci biir kër gi pour yóbbu ko bañ dencee ba dellu si ba nit ñi jaale ba waa Abass Ndao ñëw di ma jaale bañ ñëwee jaale ba def ba bëgg a dem dama nangoo seen jaal gërëm leen ma ne leen nag mënu leen demee noonu ñu ne ma lu xew ma ne leen yéen lu leen indi Fatick ñu ne ay docteur Sarr même sa diji papa ma ne déet man lu may def ci àddina dama bëgg a comprendre le pourquoi. ñu ne la Amath Thiam ak may dégg. moo jël parole ne ma docteur Sarr ñun li nga ñu teg loolu moo normal. dañ ko xamul. ba pare gis nañ ne ñun ñëpp nga yemale. gis nañ ne ñun ñëpp nga yemale. looloo tax ba sa waajur bii ge parce que li ñuy woo suñ njëriñ rek la. woo ñu ci dara loo xam ne du njëriñu hôpital bi du njëriñ maladie du suñ njëriñ ñun ñii parce que personnel boobu ma fa fekkoon te jàngoon ñu bëri poussé naa leen ñu jàngi ba ami diplôme ba mujj améliorer seen situation. kon daal xëy waxtu wàcc waxtoo la boole woon ak ñoom. yow waxtu toog sa place. ba wàcc jot. léegi ngay teg sa bagage dem doxi am na suma benn xarit du ma tudd turam mais su seetaanee émission bi mu ngi dund. dina xam moom laa njëkk a dàq hôpital Abass Ndao. ci loolu sax la ñuy déglu kenn koo xamee ne ministre de tudd docteur Alioune Sarr te bàyyiwuñ ci xel ñu déglu ko. Alioune dafa nekk nit ku baax di mën a toppandoo bëgg mbokk fonk mbokk te su bés bi mu nekkee nu mu tëddee Abass Ndao dafa am ay maire yoo xam ne dañuy jógee Fatick suñu wàccee pompier li ñuy jëkk laaj dañ naa ana hôpitalu Fatick waa Fatick yi ana hôpitalu waa Fatick loolu lu ko indi woon mooy da ngay jóge Fatick ñëw
mu ñëw yóbbu la ci faj la héberger la may la paas nga ñibbi depuis 70 ba léegi man ngénte naa fi ay mbuur ak yooyu yëpp muy ñëw te boobu temps ay tout tànk lañu ay 25 ans la ñu am 26 ans te ba léegi mu ngi koy sàmm. leader la bi ci des mooy ku fonk doomu aadama la ñetteel bi mooy ku fonk diineem la. homme de principe la homme de parole et de décision et également surtout nag c'est un homme courageux. li ñuy suspendre Mohamed Ndao Tyson mooy bi mu saxee suite à son combat contre Bombardier xam nga jamono yooyu Tyson mi ngi woon ci digg ndëndëm alors nit ñi yaakaaroon ne kenn du ko suspendre mais le CNG l'a suspendu c'est li ma lay wax li tax ma ne Alioune Sarr courage la am façon pression boo xalaat rek teg nañ ko pression yu jóge ci ay autorités administratives autorités politiques et même autorités religieuses mais il a toujours su faire la part des choses. Actuellement coow ji bari na mais nag doo def liggéey bu ñëpp ràññee aussi bien au Sénégal qu'à travers le monde pendant une vingtaine d'années nga jékki-jékki parce que li tubaab bi di wooye 2 pelés 3 tondus jóg nañu envahir les réseaux sociaux et cetera ne kii war na fi jóg aussitôt nga jóg non. docteur ban commentaire ngay def ginnaaw bi nga seetaanee élément bi. Écoute, Matar Cissé, Pape Gueye, feu professeur Omar Sylla, Amidou Diallo, di Oscar, ñoo màggandoo donc commentaire yi du bari. Ibrahima Sarr, quand je suis arrivé au CNG en mars 94, moom lañ fa fekk comme directeur administratif. Il était là déjà depuis 10 ans. lii mu wax ci man ci lu ëpp looloo gi ci moom. mais docteur kenn umpalewul ni nga ñëwee ci CNG mais dañu jekki-jekki maanaam nga jiite ko tey ñaata licencié moo am. licencié yi de su dee ci bëri dóor bi. ñenn ñi nag a ngi wax ne juróom-ñetti junni. 8000. ñiy dekk ci bëri dóor bi matuñ 1000. li indi 8000 bi lu simple la. mais am nañ ko. 8000. amul. ñaata am c'est-à-dire junne bi manqué na tuuti. c'est-à-dire bañ ñëwee léegi dañ commencé numéroter licence yi. su at mi jeexee suñ dellu see duñ dellu zéro. dañuy continuer donc de 1994 à maintenant. 8000 personnes jënd nañ fi licence. mais actuellement suñ dernier recensement 980 et quelques donc junne bi manqué na. mais CNG dañoo gis ne lutteurs yi dañuy coow ne bokkuñu ci est-ce que jàpp nga ne aussi ginnaaw ñoom li ngeen di def ñoom ngeen fay defal ndax jàppoo ne ñoom it am nañ ci place docteur. waaw xam nga nag bokkuñu ci d'abord foog ñu définir mooy lan. gisuñu leen ci bopp. naka lañ leen ci war a gisee. xanaa lutteurs yi comme ñoom ngeen di defal mbir mi. au moins bu doon juróomi lutteur wala juróom-benn daañ bokk sax ci bureau bi. bureau bi fukki nit ak ñeent la. waaw. nga bëgg genn wàll gi doon ay mbër. ñaata mbër ci am. ñaar. kan ak kan. Manga 2 ak Moustapha Guèye. mais ñooñu bëreetuñ. dama la bëgg a poser question. ah de tey moom maay laaj. ndax ñi ma gis ñuy wax naa la laaj kay. non ñi ma dégg ñuy wax les lutteurs yi nga xam ne dañu nekk en activité. jërëjëf. tudduma leen. ñoom ñooy wax. tey Boy Kayre mën naa ko cee lim. Boy Kayre retraité na. Khadim Gadiaga mën naa ko cee lim. depuis 2013 amul licence. est-ce que depuis 2013 amul licence. mais Manga amul licence te moo nga fa toog. ancien lutteur. ma posé la boo tax ma ne la foog ma posé la question. mais docteur may ma rek ma ñëw. Ismaïla. football bi. basket bi. ñaata footballeur ñaata sportif en activité. ñooy siéger au niveau des fédérations. gëstul. néew na ca. ndegem est-ce que am na. ndegem am na ca. waaw. est-ce que. xale bi yar biñ koy yare. moom moo koy yatt jox la ko. mais docteur déet tontu ba. su fekkee ne yow. Ismaïla yaay mbër mi. nga ne règlement bi.
man nii laa ko bëgge yem leen fii ak man du sotti. nangul nañ la loolu mais dafa am leneen loo xamee ne daf may jaaxal ndax kon CNG mission am ci yor aw yat di dóor rek la war a nekk muy sanction rek. La mission du CNG ni ñu ko bindee ci kayit yi c'est redynamiser la lutte sous toutes ses formes mooy nga fekk dara fenn nga defar ko ba mu tane ba ñëpp gis ci seen bopp. maa ngi fàttaliku keroog ba Ousmane Paye moo ma njëkk a indi ci làmb ji defee président comité national. mais waxu la woon ngay sanctionné de président. ah waaw mais soo ma bàyyee ma yegg si de dinaa wax li tax ma jóg. mu ne ma ba ma jëlee parole engagement bi ma jëloon dinaa ne dinaa góorgóorlu. boobu ñetti kuréel a fi nekk. ba mbër gis boppam ci làmb ji. dinaa góorgóorlu ci suma mission. ba manager gis boppam ci làmb ji. dinaa góorgóorlu ba amateur gis boppam ci làmb ji boobu promoteur bariwul. te ñett yooyu jàpp nga ne am na. ah xam nga nag une œuvre humaine. lu nit di def nga mun a fëgg sa dënn ne li ma ci doon séentu am na. sallallahu alayhi wa sallam sax yàlla may ko. mais nit ñi nag ñooy atte. nit ñi ñooy atte président nit ñooy atte nag ñoom ñoo gis ne dañu xëy rek ku mel ne Mohamed Ndao Tyson li mu def ci làmb nga xëy dóor ko sanction bu diis boo xamee ne ñetti at ndax am nga ci regret tey. mosuma am regret ci acte bu ma posé ci suma dund. mais président xanaa doo yëg dara nag kon doo yëg métit. dama ne su may yëkkati suma tànk di ko teg fenn pesé naa le pourquoi pesé naa le contre ba pare foog mu am benn précision bu tuuti. soo nee sanction bi nga teg Mohamed Ndao Tyson. sanction bi comité national bi teg Mohamed Ndao Tyson. mais yaay njiit li. ah ku jiitu lu la neex def foo gis loolu foo ko gis de la ànd booba du jub. mais président. may ma rek ma yegg si ci sanction. sooy jël sanction soo dee borom kër. ndax sanction yi da nga ko yemalewul ci moom rek daa yaatu. ma ne la déglul ma ñëw. soo dee borom kër buggu sa kër dox lu nekk place am. da ngay yemale ñëpp doxal ñëpp ci njub. teg ñëpp ci ngor teg ñëpp ci fulla ak fayda. waaye ak yërmande yërmande ak naafeq du benn. yërmande ak naafeq du benn. ki ngay yërëm. dafa góorgóorlu ci li mu war a def yëpp te mottalul. kooku jar na yërëm. mais ki taxaw janoog yow ne lii ma def maa tey def ko te dara duma ci fekk. soo ko yërëmee naafeq nga. ñuy gis nga sanctionné Lac de Guiers. waaw sanction bi jeexagul nga dindi ko ndax pression boo dund la wala pression bu ngeen dund la. man du ma dund pression. Ibrahima Sarr wax na ko léegi bu Tyson a gënoon a bëri lii may wax nii mosuma ko génne suma gémmañ menace de mort sax après sanction bi jot naa ko. bu kan bu Tyson. déet ci réseau yi damay toog rek suma téléphone ma ubbi ñiy wax yu ñaaw ñiy menace de mort suma famille suñ ko yëgee ñu ngi koy soog di yëg tey ci émission bi. menace de mort. menace de mort pression politique ñi ñëw yëpp benn wax laa leen wax boo juum. te su bëggee ñu baal ko moom mooy balu ba mu baloo lañ ko baal circonstance moo am mu ñëw tenir discours boo xam ne booba su fekkee ne da ngay yar xale. ba xale bi gis ne li nga ko teg nangu na ko soo leneen loo ca teg soxor taxaw. ñu gis ne ñu ñëw ci kaye Lac de Guiers bi ngay wax barki démb. Lac de Guiers parce que soo yari xale da nga leen di teg ci yoon wax ju ñaaw jëf ju ñaaw. àndul ak dara rawatina sport soo amee lu la naqari am nga droit jooy ko li ñuy wax soo amee naqar na sa rongoñ tuuru. mais président nag dégg naa yéen kenn du leen lu leen waaye wax rek ngeen génne yat dóor. déedéet kooku ñi koy wax mooy ñi foog ne dañuy wax ne ku àndul ak CNG. mais ñun waxal ak teggin ak yar. mais soo taxawee ne Alioune Sarr sàcc la. te yow li ngay wax wóor na la ne yow mi koy wax gëmoo ko. seen xaalis bi ngeen a dagg xëy na dañoo mer rek. mais dagguñ xaalis si kenn. 5 millions 20 millions ba ci combat yu ndaw yi sax xaalis si kan la. mbër yi. déedéet yow Ismaïla fa li ngay liggéey. da nga signé contrat. contrat bi kenn forcé la woo pour nga signé ko. ne su ma fi defee lii moo ma ciy fekk nga def ci lii fekk la ci nga yuuxu ba pare li mbër yi dul wax kiñ dagg 5 millions 7 millions. est-ce que wax na ne booba am na téeméeri millions.
loolu moom xëy na nit ki moom la nga jël ci moom rek lay mën a xool ndax bu ngeen leen ko bàyyiloon ñu mais docteur déedéet bul ne suñ ko bàyyiloon su defuloon li tax ñu jël ko kenn du ko laal am na mbër yu bëre ba fii kenn mësul laal seen xaalis danañu gën a xuus dañuy seetaan benn élément dellusiwaat ak yow ci suñu biir émission li ñuy ut ci mag yëpp a ngi ci moom macha allah li ma njëkk a neex ci moom mooy jikko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagguñu ko ci juddu ci jikko lañ ko teg ku la jikko gën jikko moo la gën julliti yàlla la d'abord macha allah jikkoom rafet bëgg ndeyam bëgg baayam fonki magam fonki rakkam dal di fonk ay jarbaatam jàppale leen dimbale leen te yàlla tax te du ko damoo du ko tiitaroo docteur Alioune Sarr lu mu def ndeyjooram ak càmmoñam duñ ko yëg c'est un homme très discret mooy yaayam dund na 106 ans di jigéen ju baax di julliti yàlla bu doon góor ci jumaa mi Sara Sanga ko yaayam Astu Senghor mooy jiite bi muy jigéen it billahi wallahi watallaahi wàllu yu la mu bëgg ndeyam fonk ndeyam yërëm ndeyam bëgg papaam fonk baayam li ñuy wax ni bu dee barke baaya koy joxe Alioune Sarr kenn du ko gën bu dee wërsëg ndey koy joxe macha allah dina am ba doyal yaam dund na téeméeri at bu teg Alioune du ko jëndal lu dul gañi laa ndax soose la cuub la bëgg ba xa rombal mbànd di ko jëndal lal chambre à coucher yu seer di ko tetti di ko aayoo nen ni bu ko yónnee xaalis bu ba setee mu ne ko ba du docteur la ko doon wooyee li nga ma yónnee jeex na te mag kat booy wax ak moom mu làmb rek di daj xolam day neex mu renouveler bëgg magam ñaari magam Alaaji Amadou enseignant la woon keroog ba mu génnee àddina dafa toog ba timis mu jooy ne man de bi ma tiimee tey pax mi ñu war a dugal sama mag xaw ma lu mu fay fekk ak la ko fay fekk rongo ñoom tuuru mu jooy nit ku dëgër la ci fulla ak fayda ci caractère mais ku sentimental la docteur nag kenn du ko yeb kenn du ko fonto am na fulla am na fayda am na personnalité bi jàng jotee jàng na il se classe toujours premier de sa classe te saa bu ko jëlee bàyyam dekkale ko mu yàgg bëgg nag li mu jiite tey muy làmb da daan takk morceau yi ca bunt ba organiser làmb bu déggee papaam di ñëw ne dafa amoon rigueur mu daw tas buum yi dal di maasali suuf si ñu dugg ci biir kër gi. Alioune xamoon daa ne làmb buñ ko bàyyi woon rek duggul école ndax du bëri ji sax ndax bëgg làmbam moo tax bi mu ko jiitee ma ne la jox nañ ko lu mu bëgg waaye lu ñu ko jox rek saara mbund bu teg ko jotee mu teg ko dara ébranlewul sama mag dara jaaxalu ko dafa juddu ci ñaar ñoo xam ne dañu diiñ ñu yar ko ci fulla yar ko ci fayda won ko nekk lépp loo xam ne sa wërsëg la boo goree jot ko goree di jot ko kon na goreel ba jot ko. docteur commentaire. li mu wax rek. di ñaanal sunuy waajur yi dañu yar ci rigueur. Fara Sarr c'est l'aîné de notre famille. Il a été directeur général des domaines. benn kër la am Sénégal. junj doy na borom xel mais docteur xanaa moom cumbukaayu ñoom xëy na Boy Kay rek ñoom Xaadim Gajaga ñoo indi taw bi xanaa yow moom bi ngay ñëw wisoo wala nga indaale laar bi wala béjjën bi boog joxoñ ko. dama foogoon ne lu ñuy def te mu dëggu. yàlla day wàcc ndox. pour wan ne ñu ngi ci jàmm man foofu rek laa ko gis. docteur Alioune Sarr may ma tuuti rek ma netti la benn anecdote bu reelu. damay soog di jël làmb ji sanction yi commencé dal. dafa am groupe yi mbër yu ñëw fekk ma Abbas Ndaw ñu waxtaan ñu gërëm ma wan ma ne yëf yaa ngi yëngatu. mais ne ma nag da nga xaw a diis loxo. te dañ bañ daal suñuy dem di fasante. suñuy jonkoon si sëriñ ñu jonkonaale la. dañu waxee ba noppi ma ne kii waxoon seen sëriñ yi aayuñ mu ne ma lu tax. ma ne ko suñ aayoon benn mbër du daanu parce que ku ci dem sa sëriñ waatal la ne soo demee daan te soo ñëwee daanu mu jóg ne waxoon naa leen ko kii dara jaaxalu ko ma ne ko ankay malhonnêteté jaaxal na ma injustice jaaxal na ma pour revenir un peu ci li nga waxoon ci sanction yi mosuñ sanctionné nit ci lu mu deful donc il faut que nit ñi soit honnête quand même parce que soo nee wooteel yërmandi te dëkk ci tooñ
c'est que yaa tooñ am na ñoo xam ne bëri nañ ba tekki seen ngemb kenn mosul leen a sanctionné. tey bu ñu ñëwee ci arène nationale bi nga xamee ne bijou la mais bu ñu xoolee violence bi ñu tabax arène bu toll nii nga xamee ne booba ba tey ku ne ko bëgg président Macky Sall indi ko muy bijou boo xamee ne axlu làmb lañ ko defal mais nit ñi est-ce que ñi doon wax ci làmb ji naan làmb mënta développer réew histoire du leen jox raison ci bu ñu xoolee violence bi ñu gis. Vous savez, la violence, elle n'est pas propre aux sportifs, plus particulièrement à la lutte. C'est l'homme qui est violent. L'homme est naturellement violent. Ku jàng tuuti psychologie ku jàng tuuti anthropologie. nit moo doy waar. kon daal yow violence bi ci nit nga ko wékk. C'est l'expression humaine d'un comportement. C'est surtout expression sa émotion. moo tax nag yar baax soo yaakaaree ne tey jii soo defee lii fekk la ci te loola dina tar ba kii doo ko def. am na ñu ko laajoon te fekkewuñ. am na ñu ko bëggoon a defal Sénégal te defaluñ leen ko. kon nag ñu di ci gërëm président Macky Sall mu tombe nag Makhtar Ba di ministre des sports. ah di sa jarbaat. ngay nijaayam wala bokk. waaw. nee nañ sax moo la jàppale tànk. fukki ministre ak nangam yi fi jaar te bokkuma ak ñoom dara nag. waaw mais bii ne woon nga da ngay dem. li jaaxal nañu bi mu ñëwee da nga ne moom moo ma dénk xaw ma nu ma koy def. waaw mooy bu mujj bi. xamoo noo koy def comme ministre moo ma mës a dénk. ay jàmbur yoo xam ne bokkuma ak ñoom dara. mais ñoo bokk suñu Sénégal. et je me veux profondément patriote je suis pas un homme politique nag. mais je me veux un patriote un républicain. kon bu ma déggee li nga wax mooy docteur Alioune Sarr moom waajagul teg gi loxoom ci làmb ji. Tant que mon pays a besoin de moi quelque part, je répondrai présent dignement. mooy bàyyeegoo. fu ma suma réew soxla te ma yaakaar ne mun naa dimbale suma réew ci la ma fay doxal dinaa wuy ji ba la ma fay fekk. barka démb dégg naa seen benn mbokk ba violence bi mujjee am ci ligne spécifique face à face boobu wala face à face boobu. ba xam ne te ñëwul CNG. moo tax nga tuddee ko espèce. waaw. Hein? Je salue en passant mon frère Gaston Mbengue. Hein? mi bokk ci ni ñu ne docteur nag jot na nga dem. Gaston. déet dem gi moom ñëpp a ko wax. waaw mais suñ yaakaaree ne suñ gëmee rek ne yàlla mooy dindi te yàlla mooy teg problème du am ba ma ñëwee hôpital Abass Ndao 87 ñu nommé ma directeur. mais docteur dama dajale ñëpp ci cour bi. defoon naa ay at ak ñoom. jox ku nekk parole pour wax naka la yaakaar ne suñ ko doxalee kër gi gën a jëm kanam. bañ paree dafa am ñaari baat yu ma leen wax ma ne leen. mu neex leen mu naqari leen tey. man maa fi nekk. mu neex leen mu naqari leen. dina am bés ma dem. mooy kon bu ma la déggee ñi bëgg nga dem nañ jàpp ne yow demagoo. suñ jàngoon tuuti alxuraan dellu ci sóoratu Yaasin dinañ dal. mais lu tax sa biir wax loo ci wax rek jël alxuraan. ndax dégg naa la nga. dama ko wal gëm xasri. dama ko gëm. dañ ñu yar ci fulla ci fayda ak ci diine damay wax suma doom yi lu ngeen am te seen diine jiituwu ci bëgguma ko dara ko fu ñu parce que yàlla daf ñu dimbale comme ni ko ñu wax olof yi waxee ñu juddoo fi ñu war a juddoo màggee fi ñu war a màggee dara feesul suñ bët lu dul ragal tooñ dara feesul suñ bët lu dul mun a dimbale doomi aadama te dimbale wuñ ko dara feesul suñ bët wala nit koo xam ne dafa ñëw bëgg la cof kooku duñ ko nangul kenn. man da jàppoon naa ne docteur Alioune Sarr dana indaale béjjën wala mu indaale xaaw wala mu wés waaye dafa mel ne ñoom Boy Kayre seeni sunguf ak seeni laar moom xaw ma lan la waaye xaw ma fu ñu demoon waaye moo ngi nangoo ni ndax bu ñu xoolee taw bi nii muy wisee nii. sant yàlla bu rëy la. loo nekk ndox fekk la ca. soo amee tuuti gis-gis da ngay sant sa borom bu baax dellu si ci arène bi. sooy laaj dara ba mu yàlla dimbale la muy yegg si ci yow ko yàq de. sooy laaj dara ba yàlla dimbale la mu yegg si ci yow. ngir yàlla dimbale góorgóorlu leen sunu waajur daf ñu doon wax ni su nit yaakaaree lu ñaaw ci yow. kii yaakaar lu rafet ci yow. na nga góorgóorlu ba ki yaakaar lu rafet su ñëwee suy dellu ne cey suma waa ji. ki yaakaaroon lu ñaaw suy dem na ne ay waay kii man temps bi yëpp may wax lu ñaaw yëpp ndekk kii nii la mel donc arène bi ñëpp topp waruloon a am. léegi am na
nañu góorgóorlu ñi ko nar a yor ak ñi ci nar a dem ñi ko nar a yor mooy kon yow moom génne nga ci sa bopp kon docteur day dem suba yàlla la ñi ko nar a yor man même su ma doon toog du ma directeur stade du suma mission du suma liggéey su ma doon toog kon sa xel gi ci toog su fekkee war naa toog xam nga da nga dégg wolof ba dégg wolof ah ëllëg yàlla la li yàlla namm yàlla rek a ko xam nañu góorgóorlu rek ba nettali bi suba mun a rafet nan sa njaboot nan la ñuy dundee xas yi kàddu yi nga xamee ne dañ koy teg métti lool ci ñoom métti lool ci ñoom parce que tant que man kenn rek la woon méttiwuloon mais maa ngi jéggalu waxuma sax suma njaboot mais jàmbur yi ma am cofeel ci man te xawma leen te ñuy dund yëf yi ak méttit boo xam ne léegi ma dajeeg nit mu ne ma docteur Sarr wax ñi may ñaanal te xawma leen ñi ma yéene jàmm te xawma leen te ñooñu ñëpp d'après liñ su ma dajeeg ñoom liñ may wax mooy nawewuñ la dara lu dul sa dëggu ak ñeme dëgg sa soxna nu ngi koy dundee métti lool ci moom da nga dem ba xool ne kii kat am na lu ko métti dañ ciy waxtaan ak xale yi mais ñoom ci seen bopp dem nañ aussi parce que jël sa baay ne ko sàcc la te sa baay yar la ci jub loolu lu métti la moo tax nit lu ko nekk li ngay wax war nga ko natt ci sa bopp balaa nga koy teg ci deri jàmbur. est-ce que jàppoon ne yaa tooñ sa njaboot. an kañ maa leen tooñ parce que maa nangu loo xam ne peut-être ña ko moom tey fa mu yegg si yaakaare wuñ ko woon te lu la bett mët la. tey booy génn ñu gis kenn ku taq ci yow maanaam di intellectuel day wax waaye moom day tagg Alioune Sarr loolu lu muy def ci yow. sant sunu borom sant ñi ñu yar dañu jaar ci ay nit de valeur waajur yi xariti waajur yi sunuy mag doonoon ku nekk ci li nga doon yëngatu modèle sunuy rak ñi ñu xam fii Ndakaaru ay famille référence yuñ bañ ñëwee Ndakaaru kër Assane Diop Paté kër Abdou Mahamba kër docteur Makhtar Kol di bàyyi docteur Eva Marie Kol kër yiñ kon gën a fréquenté Ndakaaru yëpp di doon ay maison modèle kër Doudou Diallo suñ benn cousin ba ñuy ñëw di doon ay tout tànk léegi ñu xiife université waaxu uti fuñ lekki yombuloon de yombuloon lépp nag ñu lal ko ci fula fayda mais gis nga loolu pour te dire doon naa xiife université waaxu dem suma kër mag wala suma kër tuteur fekk leen ñu lekk ba noppi su ma yegsee ñu ne ma ah yow foo nekkoon añ na wala kii ma ne non dama leen namoon rek seet si naa rus naa janoog nit ne ko dama xiif te booba da nga xiif ba ñëw xiif fa ma jël ma doxee université ñëw fekk ñu añ ba pare ma toog waxtaan na leen ba su ma jot dem ma dox dem te amoon kersa ne leen lekk gu ma rus wala naa wax nit ne ko xiif na suñu waajur daf ñu ni soo jiitee ay nit ñu teg ndab li même li ci ndab li soo leen ko gënee bëgg ñoom ñëpp dugal seen loxo génneel sa bos foofu rek la respect mun a am mbër yi ku ciy sa mbër ndeem am na avant ma jël CNG di doon naa supporter am na fu ma bokkoon muy fan écurie séeréer kon maa ngaay sa mbër moom laa mujjee supporter ci làmb moo taxit moom nga jël indi ci CNG bi déedéet maa nga dama ko jël parce que jaar-jaaram la woon ci làmb ji Moustapha Guèye jaar-jaaram ci làmb ji parce que mbër mi nekk en activité munul doon kiy régler règlement yam ki bëre ba noppi xam coono làmb xam njëriñi làmb kooku moo war a nekk te nag ñaari askan ñoo am ci mbër yi ñi bëre ba bàyyi wala ñiy bëri ku bokkul ci ñaari ñii bokkoo ci làmb ji waaw ñoom Lac de Guiers ak Boy Kaïré mënoo leen a woo nga waxtaan ak ñoom ñii say doom lañ ñii say jarbaat lañ ban Lac de Guiers 2 dama juum Lac de Guiers barka démb laa jóge këram jaale ji ko yaayam non kooku dindi nga kiyam Boy Kaïré laay wax ak ku mel ne Khadim Gadiaga déet koo xam ne buntam mosul tëju foo ko mosay soxla waaxu ñëw ba ci moom ngeen wax soo xëyee jël position mais loo bëgg nga woo leen yaa leen jaboote a déet man nag suma doom bés bu jëlee mbuusam génn suma kër dootu fa dugg léegi ñu gis ne ku mel ne Gris Bordeaux yëkkati na ay kàddu mu jëm ci yow muy kuréel goo xamee ne ñoom dañ ko taxawoon dem nañ sax seeti ministre bi kàddu yooyu kon dégg nga loolu wax nañ la ko dem naa seeti ko yow mii man mii toog naa Gris Bordeaux ni ma toogee ak yow pendant près d'une heure de temps ginnaaw bi ko courant bi jàppee
bu yàggul fii rek ci clinique bi mu jëwoon a nekk. nu ngeen bi ngeen jàkkaarloo nu ngeen xoolante. man awuma problème kii wax waxam kay su xool de am mu xanaa mooy changé toogin man mosuma changé toogin. mais ku mel ne Mohamed Ndao Tyson jàppoo ne war nga ko mën a donte sax ne woon na mën na laa remplacer gars yi wax nañ ko ne nañ ku mel ne Tyson. c'est la cour normale des choses.